nuyu ku nekk tuuram ak santam di leen dalal ci studio i rajo ITV di am mbégte tey di waxtaan ak yéen li xamante ne soxal na réew mi. ci loolu nit ñi am na ñu si ànd si àndul am na ñu naan découpage bi découpage wu politique la ndaxte ñu ngi dem ci élection locale yi nguur gi am na jafe-jafe muy découpé waat kii maanaam gox-goxaan yi pour gën a am doole ban mooy sa maanaam position ci loolu. maa ngi lay nuyu bu baax di la gërëm si dalal bi ñu dalal tey fii si seen télévision di i rajo ak ITV. di gërëm di nuyu aussi ñi nga xamante ne ñooy déglu ak ñiy seetaan seen média bi. jërëjëf. di wax ne question bi nga laaj question bu am solo la ndax ñëpp d'accord nañ si ne à commencer par njiitu réew mi. coow yi bari ci Sénégal li ko jur maanaam fa muy départ mooy suuf mooy foncier. loolu nag moo tax à chaque fois ñu waxu suuf walla coow am dafay jël ampleur boo xamante ne bi bu mat a saytu la bu mat a xool la. alors léegi découpage nga wax. waaw découpage man li ma xam te. département Tëngéej bokk si ndax maire la waaye yàlla dogal na it si bëgg-bëgg waa département Tëngéej maay premier vice-président conseil départemental bu Tëngéej. donc suñu département moo am limite frontière ak Kër Massar. donc doublement lañ ñu touché yéen it gi nga xam ne maay maire découpage bi laal na ko ndax. danaa si ñëwaat créé nañu arrondissement wu Diamniadio bi nga xamante ne bi mooy polariser yeen Diamniadio ak Sébikotane. ndax avant loolu di am moo tax réforme bi il faut que ñu disséquer ko maanaam xool ko ndax am na lu baax. en tout cas ñun waa yeen bu ñu laataan joti suñu sous-préfet bi nga xam ne Sangalkam la nekk bu ñu jógee yeen dañuy dugg commune u Diamniadio d'abord. jóge fa dem commune Bargny dem Rufisque Est dugg commune Bambilor maanaam boo duggee Kër Ndiaye Lo Bambilor la bokk soog a yegg Sangalkam bii sous-préfet bi nekk muy juróomi commune yu ñuy traversé pour dem wuti kayit suñu sous-préfet. donc bu yàlla dogalee léegi ñu créé arrondissement wu Diamniadio mais dañuy génne yeen yegg sa Diamniadio gis ki nga xamante ne. moom mooy représentant état donc loolu lu baax la. te ma fàttali it ne commune arrondissement bu Diamniadio amoon na 2002 bi nga xamante ne Diamniadio dagg nañ ko ci communauté lu yeen mu nekk commune. la ñu déplacé arrondissement bi yóbbu ko Sangalkam avant muy nekk Bambilor donc bu ñëwee dañ ko dellu si waat te lu baax lay nekk départementalisation wu Kër Massar. loolu lu baax la ndax boo seetee ni ma waxee ne yeen dañ daan jéggi juróomi commune pour gis suñu sous-préfet bu fekkee Kër Massar compte tenu li mu polariser ci ay nit ay doomu aadama ak particularité ba mu am ci wàllu jafe-jafe bu fekkee dañ ko def département service yi nga xamante ne moom la doomu aadama yi maanaam citoyen di soxla ñu jegeel ko loolu lu baax lay nekk te kenn bañu loolu ñëpp ñoo si d'accord alors wax ji kay mooy fan lay jaar ñan la ñuy boole ba mu nekk département. yow yéen bi nga yore bu ñu defee dagg-daggaat yi est-ce que du am impact ci yéen lu mu doon am ci suuf lu mu doon am ci maanaam ci koom-koom pour développer commune bi. alors si yéen li ñu touché mooy projet bi ñu joxoon te laaj ñu suñu avis parce que loi. moo wax ne bu fekkee da ngay jël aslëf ci commune yóbbu ko feneen walla da ngay jële feneen yokk ci obligatoirement impérativement da ngay laaj avis wu commune bi moo tax ñun laaj nañ ñu ne li ñu concerne mooy ñaari point arrondissement bi d'accord nañ ci 100% lañ ko voté conseil municipal waaye ci biir réforme bi dañ ne Nduxura Pël dañ koy génne yeen taf ko ci Diamniadio boobu it 100% lañ ko rejeté ñu nit parce que Nduxura Pël ak yeen benn la. la moo tax ñu rejeté ko 100% ban conséquence la am ci seen commune. alors parce que bu fekkee Nduxura Pël dafa mës a bokk ci yeen
parce que boo jëlee communauté lu Sangal Sébikotane fa la yéen bokkoon ba Sébikotane nekk commune 96 Nduxura Pël ak yéen ñoo mas a ànd 96 la communauté lu yoon juddu bi Sébikotane demee commune village ya nga xamante ne 83 décret 83 moo créé woon communauté Sangkam ba léegi Nduxura Pël ak yéen ñoo ànd 2002 Diamniadio ñu dagg ko génn ko si yéen def ko commune boo xoolee limite ba séparé Diamniadio ak yéen mooy taliwu yéen lépp li fettee côté Mbour ndax mooy suñu frontière yéen la bokk te Nduxura Pël foofu la bokk donc buñ ko naree jël dañ koy rattaché dafa mel ni dañuy dindi loo xamante ne lii si yéen la bokkoon ñu rattaché ko foo xam ne waru fa bokk donc loolu moo taxoon waaye yéen ak ñu bari si Nduxura Pël ne d'accord uñ si loolu. est-ce que am nga voie de recours. yàlla def na mais loolu sax dafa amatul parce que joxe nañu argument fournir dossier mais bi décret bi génne si li ñu gis ba léegi tali yeen bi mooy frontière mooy limitu Diamniadio ak yeen ce qui veut dire que Nduxura Pël de maanaam lépp lu fett tali bi tali yeen booy dem yeen li fett côté Mbour yëpp si yeen la bokk donc mën nañu wax ne lu changé amu fa parce que ñoo fa faloon délégué de quartier ba fa nekk ñoo fa tabax dispensaire ñoo fa tabax école léegi nag quartier yu bees yi nga xamante ne ñu ngi fette côté Diamniadio booy dem yeen mais loolu si Diamniadio la mas a bokk loolu moo des Diamniadio mais lu fette yëpp côté beneen bi fa la nekk donc mën nañu wax ne ñun suñu plaidoyer la ñu bindoon wala la ñu dem seet wax ne lii moo war a nekk loolu yàlla def na bàyyi nañ ko fa. donc est-ce que loolu du jaxase yu métti yi xam nga dagg fii daggaat fii population bi day jaxase seen bopp tey nga wut carte d'identité yéen suba nga wut ko Nduxura Pël ginnaaw suba nga dem wut ko Diamniadio Kër Massar du jaxase fichier même si état civil bi. waaw loolu moom xam nga nit ki bu fekkee da ngay watee carte bi ngay watee dafa war a am mandarga maanaam Alassane Samba Diop mu ngi watee Kër Ndiaye Lo. Kër Ndiaye Lo mu ngi bokkoon si commune Bambilor mais bu fekkee nag dañ ne léegi Kër Ndiaye Lo léegi commune Sangalkam la bokk obligatoirement. da ngay changer carte. obligatoire te loolu boo ko changer xaalis la. obligatoirement lay nag waaye nag réforme moo ànd ak loolu. mais dafa ànd ak coût. maanaam boo seetee ñi dëkk Malika actuellement te ñu rattaché leen léegi Kër Massar ak ñi dëkkoon Kër Massar seen carte d'identité ak seen carte bi ñuy wotee mais Pikine na sa amoon. mais léegi dañ leen di changer département Kër Massar lay nekk. mais ñu bëri yaakaar nañ loolu maanaam changement yooyu mbirum politique la parce que Benno Bokk Yaakaar bi ngeen nekk da ngeen am jafe-jafe ci élection di ñëw def seen sondage xam yëf yi boo leen demee xëy na du demee na ngeen bëggee ngeen jaxasewaat carte bi coupé dagg fii ciseau bi kolewaat fi. waaw moo wax ne rek xam nga affaire élection moom buy jub ku nekk rek la nga xalaat noonu ngay waxee. mais yaakaaruma man parce que président de la république ba muy ñëw daaw ba mbënn mi amee Kër Massar mu dem gis situation bi foofu la jëloon engagement ne dana def tout ba Kër Massar nekk département mais dafa fekk it ña nga xam ne ñu bari suñu nekk Kër Massar ñoom ñoo sàkku woon loolu ñu def leen département parce que boo seetee entre fi ñuy jëlee décision maanaam fa préfet ba nekk sa Pikine ak ñoom fa ñu nekk Kër Massar gën a jege Tëngéej foofu pour dañuy sori te gën a jege gën a yey maanaam ñi gën a jege mais bu ñuy régler seeni problème ñu gën a jege la ñuy régler loolu moo tax ñu sàkku président fekk leen si donc loolu bu fekkee am na waa Kër Massar ñoo ko sàkku d'abord président de la République fekk leen si donc bu fekkee dafay am ay conséquences politiques ce qui est normal mais kooku war nañ ko mën a nangu aussi. bu ñu ñëwee si question foncière bi bu ñu wax ci réew mi lëmbee na réew mi dëkk bi yëpp foo dem problème foncier am na fa coowul suuf. xuloo suuf am na ba ci digg village yu gën a reculé. yéen bi nga nekk benn village bi nga xamante ne commune bu degee ba jege Dakar nekk boori géej mu am ay convoitise. oui ñu bëri Sénégalais bëgg a wut kër yéen dëkk foofu même ñu fa dëkkul bu wut fa terrain te waaye yéen seen tool yi toolu traditionnel la. ñu ko yore naka ngeen di gérer question boobu parce que ñëpp nee nañu commune yi ak maire yenn saa dañu jël suuf si di ko jox nit ñi xam yella wuñ ko. foofu danga may ma wax ne gis nga suufu Sénégal problème bu naq day régler lu tax sa njëlbéen nga la xam nga loi bi nga xam ne moo créé domaine national 1966 la état Sénégal jël lépp loo xamante ne suuf la
nga moo ko moom. te amul titre foncier. moo ko moom. te amul titre foncier. boo seetee téeméeri hectares yoo jël juróom-ñeent fukki ak juróom mu di 95% suufu Sénégal état bi moo ko moom depuis par la loi bi nga xamante ne mooy loi 64-46 bi nga xam ne moom la ñu voté woon. ne nationaliser nañu suufu Sénégal 95% mën na sax ëpp nag donc booy seet suufu Sénégal yëpp état bi moo ko moom. ay laman ñoo moomoon suuf si. ay borom kër ay baykat ñoo moomoon suuf si daan ko lijjanti. waaye xam nga problème bi ñu am mooy bu fekkee yow da nga moom alal ba pare mooy bàyyi ko mel ni jëluloo ko mais ña fa ne woon continuer di def comme nañ daan def si seen bopp. seen maam seen papa di ko def ba tey ñu yore suuf si dañ naan ñoo ko moom c'est mooy li ma tuddee. Persistance su li ñu wax la propriété coutumière dafa persister depuis 1966 maanaam état moom suuf si loi jox na ko mais état defu si daf ko bàyyi nit ñi du ko def noonu léegi boo jógee benn bés ñëw ne nationalise nag parce que loolu mooy yoon état ko moom. mais boo ko naree jël nit ki xamul parce que ñu si bari ñoo yor suuf si léegi mais dañ ko donn mais xamuñu ne suuf si état moo ko moom. communication bi état bi waroon état defu ko. non seulement communication mais dafa am loo xamante ne bu fekkee yaa ko moom da ngay def tout ba garder ko ba sauvegarder ko. xam nga lu tax. fépp fu ñuy wax forêt classée Sénégal gisuloo ni tabax. état bi day ñëw kii forêt classée la kenn du fa dugg kenn du fa béy benn gis nga boo jëlee li ñuy wax ay parc c'est des zones protégées boo xam ne état bi moo ko moom mais daf ko protéger. soit ay garab ñoo fa nekk. clôture ko wala nekk mais bu fekkee nag da nga am sa alal te ne yaa ko moom te defoo fa dara defoo tout pour ñoŋal ko maanaam pour sécuriser ko mais bu fa nit duggee toog fa ne moo ko moom. te état bi nee na nit ki bu suufu domaine national mën nga continuer di béy mën nga dëkk waaye état bu ko neexee rek. day ñëw tiitara ko si turam jox ko ku ko neex loolu mooy yoon. problème boobu moo tax suufu Sénégal day naqadee rek parce que nit ñi. dañu continuer di occuper suuf si comme nañ daan def avant loi 64-46 bi nga xam ne 1966. mais constat bu ñu def mooy ñi xamante ne doon béy suuf si di ci dundee ñu yow gisee ñi xamante am nañu alal bëgg fa def ay projet agricole population yu jóg ne du ci dikk parce que bu leen jëlee seen suuf la te ñooñu am nañu ay moyens te ñu ci loolu ñu gis tamit ay ñu jógee bitim réew ay étrangers yu bëri ay espagnol ay indien ak yooyu ñëw ñu leen di jox suuf si ñu siy béy alors que béykat yi war a nekk ñoom seen bopp ay ouvrier ñooñu. waa xam nga boo defee yow mi dëkk côté Fouta. cosaanoof gis nga ay hectares des milliers et des centaines d'hectares yoo xamante ni yow depuis nga nekk xale. kenn exploité ko. kenn dafa fa dara. na nga fa toog looloo nekk Sénégal yëpp. waaw boo Sénégal amee ay projets yoo xamante ne yi dafa war a sukkandiku pour dundal Sénégal pour Sénégal di si dem mais ndax état bi moom suuf si de par la loi amul droit ne lii nañ ko jël. jox ko ñi nga xamante ne mën nañ si béy mbay moo xamante ne non seulement ay nit dinañ si mën a liggéey mais dinañ si mën a dund également. mais ndëggam population ñoom yaakaar nañ ñoom. waaw ñoo moom suuf si est-ce que amul benn approche. pédagogique waram diggante état population bi. foofu laay jëm. te ku nekk xam nga li ñuy wax agriculture familiale moo bari Sénégal. parce que yow léegi. c'est rare nga dem si benn kër boo xamante ne quel que soit nit ña fa nekk. li ñuy béy ëpp na hectare. ëpp ko parce que amuñu moyen buñ ko béyee la si des yëpp suuf la. donc état approche bi mu war a am mooy li ma tuddee aménagement intégré boo xamante ne bii da ngay tenir compte si nit ki ñi nga xam ne ñoo fa dëkk te mënuñoo toxu ak lu mënte am foofu la ñuy des. nga bàyyi leen fa ñu dëkk. wutal leen loo xam ne ñu ngi koy bay te ku nekk xam na lu ñu mën a bay du tere suuf si dana des du dul jeex état bu jëlee loolu mais war na population yi fa nekk war nañ mën a nangu ne état moom suuf si non seulement bàyyi na leen fa mu dëkk mais jox na leen loo xamante ne ñu ngi siy bay te loolu lañ mën a bay ñii sàmm mu jox leen mais nag li nga xam ne mu ngi fa des depuis suñuy maam mais kenn exploite ko ñu jox ko ñoo xamante ne am nañ moyen. état jàppale leen ba ñu fay liggéey loo xamante ne lii mais dina mën a jëriñ réew mi. dana leen mën a jëriñ ñoom. même constat ñu def mooy yenn maires yi ñoom du ñu def loolu dañuy jël suuf si di ko jaayee promoteur immobilier dafa tabax ay projets immobiliers population am lu ñu dootu amul lu ñu béy te projet immobilier du ñu gis seen bopp.
donc xam nga loolu c'est un mauvais procès fait au maire. lu tax maanaam maire yi dañ leen di tooñ. kan moo jaay suuf si kon. du maire yi. ku ko gis nga jaay ña moom suuf si. ah ñoo koy jaay. kuy avalisé. may ma tuuti. Ok. Voilà donc xam nga damay wax ne ñun maire bu ñu duggee su suuf rek dañ ñu solliciter da nga bind demande ne man Alassane Samba Diop am naa suuf dama bëgg nga defal ma délibération. wala man mi nga xamante ne suñu toolu maam la man maa bëgg ñu régulariser que dañ may bind maire ne dañ bëgg régularisation délibération régularisation boobu fekk na yow jënd nga tool boobu am na juróomi at wala juróom-benn at yaa ngi fay bay am na ñoo xam sax tabax nañ ba dëkk fi. mais ñooñu bu ñu mënoon joxe délibération wala këyit duñ ñëw si maire bi ñooñu nag ñooy wax ak ña moom suuf sa ba pare dellu sa nag si maire bi def demande comme maire bi am sañ-sañ moo am droit def délibération mais mooy joxe këyit mais entre joxe këyit ak joxe suuf du benn. parce que suuf si kaka moom wala ñan ña ñoo ko moom joxe nañ ko ba pare ña ko doon béy. mais nag joxe këyit maire bi moo koy def très souvent li ëpp si wax ji foofu lay nekk. mais est-ce que maire bi warul vérifier balaa mu joxe kayit. kay ndegam ku wax kayit bi am na. mais kayit boobu loolu tax souvent ñu ne maire yi dañuy def lii maire yi dañuy njaaj dañuy def nangam. parce que man boo mu andi la demande ne man diw jox na ma sama suuf mais moo laa defal délibération naa fa yebal commission domaniale ñu xool ndax yow suuf sa la koo ko jox moo ko moom wala déet. ndax suuf soosu amul ku mu koy xëccool wala déet amul litige bu amee coow wala nangam dañ naan toog leen ngeen régler ba pare xam ku ko moom. te moo wax ne suuf kenn amul droit jaay ko suufu domaine national. li nga am droit li nga am sañ-sañ mooy ce qu'on appelle les peines et soins maanaam bu fekkee da nga fa tabax kër jëmbat fa garab def fa mur def fa teen loolu ngay xayma ne nangam la war a nekk loolu nga mën a jox Alassane Samba Diop. xam nga ci wax ji ci loi bi kenn amul droit jaay domaine national. dëgg la wax ci pratique yi. waaw leneen la. leneen la alors suuf si ñu ngi koy jaay te amuñ droit jaay ko. suufu domaine national c'est-à-dire délibération bi la commune biy jox sañ-sañ bi mu lay jox maanaam mooy mën nga fa bay mën nga fa dëkk mën nga fa sàmm mais mënoo ko moom. c'est un droit am na ñuy def ko titre foncier. c'est un droit d'usage. am na ñu koy def titre foncier. c'est-à-dire que la banque waaw jël xaalis tabaxee ko. la délibération ne vous donne qu'un droit d'usage. mais droit de propriété état moo koy joxe par voie de régularisation. léegi voie de régularisation boobu boo amee nag délibération ba pare ngay soog a dem nag service des domaines cadastre ak urbanisme nga waxtaan ak ñoom ñooy seet suuf soosu ndax état am na fa projet ndax état mas na ko joxe ndax état ba mu jeex nga commencé ce processus. waaye commune ba ak maire ba fa mu yem mooy délibération ba mu la jox ne la mën ngaa béy mën ngaa dëkk mën ngaa sàmm foofu lañ yem. xam nga yow monsieur le maire yaa ngi yéen xam nga ne yéen pression bi am ci yéen bi dafa am solo dafa bëri am na ay sénégalais xamante ne tey dañuy jël suuf di ko jaay di enrichir ci suuf si parce que ñu bëri fii ci réew mi tey bu ñu amee koppar yu bëri liggéeyuñ defuñ dara ñun tëdd seen kër yore ay milliards suuf la ñuy jaay. waaw mais xam nga nag problème mu suuf yàlla moo def mu am barke. si parce que boo jëlee Dakar. waaw tamit suuf mu naataal réew. waaw bu metti te gaaw. parce que ñëpp foog nañ ne léegi pour nga am alal il faut nga am suuf ñëpp moom la ñu foog fi mu nekk surtout que suuf dafa gën a am valeur moo tax ma ne bu fekkee état dafay jël li mu moom mu di suuf domaine national bu fekkee daf koy jël war na waxtaan maanaam li ñuy wax une approche intégrée la war a def maanaam fexe ba ña nga xam ne fa lañ dëkk. seen àq ak seen yelleef mu jox leen ko parce que ñooñu mënuñoo toxu. mais bu fekkee la ñu nekk ci état bi ñi war a joxe suuf si ñoom seen bopp ñooy jaay suuf si xam nañu fii am nañu tudd yenn fonctionnaires yi ils sont enrichis grâce au domaine national suuf bu ñuy jaay koñ bu ñuy séddalee ñoom dañu am seen i terrain bopp di ko jaayat. waaw mais xam nga aussi bu fekkee suufu domaine national ci ka kay séddale sédd boppam. mais ndax Sénégal la wala déet ndax am na droit séddu wala déet. parce que bu ñu defee morcellement. non du ñu séddale benn déedéet du ñu séddale benn parce que léegi bu fekkee dañu def benn lotissement boo xamante ne wala morcellement mu ngi am suufu domaine national mais loi li mu wax ne noonu lañ koy joxee bu fekkee par exemple dañ def benn lotissement boo xamante ne yàlla nekk par exemple lotissement boobu ki koy joxe benn commission administrative boo xam ne loi moo ko tëral.
ka koy présider mooy maire ba mooy président bi mais ka nga xam ne mooy assurer secrétariat bi mooy le chef du bureau des domaines cadastre daf siy bokk urbanisme bokk si ña nga xamante ne mooy commune bi dañ say bokk commission boobu ñooy daje ñu recenser ñëpp ñi nga xamante ne def nañ demande te bëgg am ñu seet nan lañ koy séddalee loolu mooy nekk mais comme amul benn lotissement boo xam ne mas na nekk ña war a am ñëpp ñu jox leen kooku mënul nekk il faut nga def sélection il faut nga wut ñoo xamante ne noonu la nekk en tout cas man sama expérience bi ma am yéen lotissement yi nga xam ne def naa leen yéen yëpp lotissement laa wax dëkk boo ñëw dañ naan lotissement bi pour dëkk sangam la pour yéeni kaw yéeni géej par exemple parce que géej gi day avancé am na kër yuy dem ñu jël si tool yi dagg damay créer li ñu tudd commission villageoise de lotissement léegi bu ñu ñëwee commission boobu bu ñu defee ne am nañu 600 parcelles ñu ne léegi la ki ko def mu di géomètre bi day fekk ñu signé protocole ne bu fekkee am nañ téeméeri parcelle ñaar fukki yi wala nang moom lañ koy jox mooy wuti borne mooy tabax mooy terrasse mooy def bu paree loolu moo ko moom ku mu la sa may yaa moom la sa des commission boobu xam ne imam def say nekk ASC jigéen ñi sa dëkk bi ñu ne leen nangam moo si des si ay parcelles dama naan li ma bëgg mooy numéro bu nekk si yi ngeen moom wut leen aw tur def si ñoom dañuy daje seen penc wala def nangam man li ma def laay wax am na ñoo xam ne tirage au sort la ñuy def ñooy sélectionné ña war a am parce que ñëpp mënuñoo am ku ñëw nga tiré boo nekk si angle yaa moom boo nekk si xur yow ñun noonu lañu defee lotissement yi nga xam ne def naag mais lu keneen moom nag un privé wala koo xamante ne kii seen tool nga defar yow boo paree boo andee ñun dañuy seet ndax jaar na yoon amul coow ñu soog a defal kayit waaye nag joxe ay superficie yoo xamante ne yu bari loolu bu ñu koy def état bi moo ko mën a joxe d'ailleurs président de la république pour wàññi coow li jël na benn décret wax ne léegi fépp fu ñuy joxeeti suuf maanaam di affecté bu fekkee 10 hectares yegg na fa léegi préfet ba moo koy joxe waaye dootu sous préfet ba maanaam préfet ba wala sous préfet ñoo koy joxe entre 10 hectares 50 gouverneur ba la ñuy def pour lépp sécuriser pour bañ aussi nit ñi du joxe superficie yoo xam ne dafay bari te gouvernement bi du xam lan la ëllëg bu ñu bëggee entrer en possession c'est li nga xamante ne mooy suuf si mu indi coow. donc loolu xam nga yow yaay maire de Yène waaye port Ndayane bi am na coow ba léegi ñu ngi koy wax. port bi ñu koy tabaxee foofu population yi d'accord ci nan impact écologique lan mooy position maire de Ndayane bi nga nekk. maire de Yène bi nga nekk ci port Ndayane bi. alors yaa ngi may wax loo xamante ne peut-être question bu ma éviter la ba fi may toog ak yow. parce que lu ma xamul mënuma see wax. te pooru Ndayane boo seetee Ndayane ak Toubab Dialaw mooy limitu région Dakar ak région Thiès. département Mbour département Tëngéej. implication. léegi mais port bi turu Ndayane man ba ma ko jëkkee dégg ministre ba nga xam ne moo yoroon pêche ñëw di ñu wan fan. Toubab Dialaw la ñu andi ñun si suñu commune pourtant tur ba Ndayane ñun de fi ñu andi fii moom Yène parce que dex bi mu di dexu njongam mais waa Toubab Dialaw waa Yène ñoo koy exploité c'est vrai que ñoo ko seq ak waa Ndayane waaw mais nag comme aw tur du len parce que wax naa ne tur bi c'est moins important alors donc comme xamaguñu ñun fu port bi commencé ak fu mu yem sauf def nañ benn réunion boo xamante ne liñ ci dégg mooy 1200 hectares lay nekk loolu lañ ñu wax mais si localisation si littoral bi maanaam si wetu géej parce que port en eau profonde lañ ñu wax. dana nekk à peu près 1 kilomètre 5 à 1 kilomètre 8. ci biir géej bi. déedéet si tefes bi maanaam boo commencé Toubab Dialaw boo commencé Toubab Dialaw jëm Ndayane. est-ce que la am na la nord sud may ma alors ce qui veut dire que. village yi maanaam village traditionnel yi mu di Toubab Dialaw ak Ndayane port bu du fa yegg si diggante bi lay nekk wax nañ ñu ne sax am na benn hôtel bu ñu wax pour bañ a citer hôtel Iris ak hôtel Pierre de Lys si diggante bi lay nekk te yooyu yëpp boo koy seet diggante li si ëpp si ñun ni ñu gis si tefes gi Yène la bokk loolu lañ wax waaye nag day am arrière pays interland boo xamante ne bi day commencer foofu déboucher si route de Mbour. route de Mbour mooy. am na dëkk yu ñuy wax ci kii Raafo Samkeej yooyu ñu ngi bokk commune u Diass lañ bokk donc boo koy seet ñetti communes yi mu di Diass Yène
ak Popenguine ñoo sekk port bi. ak Popenguine ñoo sekk port bi alors à partir de ce moment nag boo seetee Yène ak Popenguine seen activité yëpp napp lay nekk si géej la nekk. donc ñooñu mënuñoo bañ port. population yi ñu interroger. te am na étude de faisabilité. ak étude boo xamante ne commencé na jotaguñu résultat yi. mais nit ñi ña nga xamante ni ñoo fa dëkk cosaanoof la ñu wax mooy port bi lu baax la. ña fa ñëw nag dëkk fa aussi te la leen fa indi mooy foofu baax la am na air mën nañ fa nekk ay résidences secondaires lañ fa am ñooñu naturellement. day yàq seen quiétude day yàq toogaay ba ñu toogoon dana indi seen i kër ñu déplacé leen. donc boo seetee impact environnemental bi ñuy wax ña koy gën a agité si li ma gis mooy ña nga xamante ne ñi ay résidences secondaires lañ nekk mais les populations autochtones ñi nga xamante ne ñi su géej mooy seen dégguma de façon formelle ñu rejeté port ba waxtaan bi nag day soog a tàmbali c'est li ñu xam mais li ma xam daal mooy ak dëkk boo xam ne loolu commune boo xamante ne géej. ak port di dem di nappi mooy sa activité principale yaakaar naa ne doo bañ port waaye nag ñun li ñu wax ak lu mënti am nañu fexe ba li nga xamante ne mooy impact négatif yi nga xamante ne baaxul si dëkk bi baaxul si nit ñi loolu nañ ko éviter fexe ba port bi lépp luy njariñ nag ñu andi ko jox ko population yi mais lépp loo xam ne day yàq environnement wala di yàq dëkk bi ñu éviter que ñun loolu mooy suñu position si port. maire Gorgui Ciss bu maire bu Yène ñu lay gërëm di la sant waxtaanee ci mbirum Yène commune bi ak impact maanaam conflit foncier yi lan la fa amee naka lañ koy gisee ñu lay gërëm di la sant la ñaanal yéen du jàmm jërë ñëpp auditeurs yi yéen du jàmm Assane Top ma jox la lenge bi nga def journal en wolof jaa ngeen jëf. Ami Bay waaw grand frère. non man nag am na affaire bu ma jaaxal ko. lan moo la jaaxalati lu la jaaxalati ka ngay war a wax waaye bu wax jaaxal li la jaaxalati. waa gant yi ni sol. gant waaw. seexlu nit la wala pour man da gant booy